jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki kan moo war a wutu ki nga xam ne moom moo di Mourchid Ahmed Iyane Thiam laaj la wu samp woon jur itam coow lu rëy ci rek commission nationale bu concertation bu croissant lunaire nag xam ngeen ne ministère de l'intérieur wala boog jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew dalaloon na leen ngir rek ñu amal ab waxtaan jamono yi jàpp leen ne cadre unitaire wu l'islam fii ci réew bu Sénégal daal nañuy lëkkaloo ku ci mel ni Ahmadou Cissé Ndiéguène docteur Mouhamed Bouchra Dieye ak itam imam Omar Diène nag fas yéene ñoo lëkkaloo ndax xam ngeen ne jamono yi seen tub weer bi lu war la ba tax itam ñoom ci seen bopp ñu daal di joxante loxo mu doon ab comité woo xamante ni comité provisoire la ñu wax ci leneen mu ñeel xëyub ndaw yi jàppale ne nag jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàll wi nag joxe na ab dige ndaw yooyee li mu xamle moom moo di fekk weer dina bëri ci ay ndaw yoo xamante ni dees nañu am ab xëy di dimbali itam njiit bu réew bu Sénégal kàddu yi nga xam ne daal dina koy biral fii ci réew bu Sénégal kàddu yooyee mi ngi koy yëkkatee ci ab forum boo xamante ni MEDES moom moo ko doon amal wàllu wér-gu-yaram ànd gësam nag li mu sàkk moom moo di lépp lu ñeel wàllu reclassement yu technicien supérieur wu santé naka noonu itam ñuy sàkku rek ñu daal di xaatim décret yi nga xam ne ponkoon nañu ko juboo ci atum 2018 lu ko mooy itam daañu gësam wàccaat ci li nga xam ne moom moo di mbedd mi ci yële jotaayu xibaar di ngeen taataan ay kàddu ki nga xam ne moom moo di Sidia Ndiaye bëri na mbokki ci ay commune yoo xamante ni ñu nga ca Mérina Dakhar ca département bu Tivaouane la nekk foofee nag askan waa nelawatuñu ba yandoor ndax itam ñàkk ndox ak itam li nga xam ne rek xuy xamaj woo xamante ni sonal na leen jamono yi ñuy sàkku rek ñu dikk ak ñoom ci ak ndimbal mbokk yi lu ñu mel ay tënk la bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi mu mel ni nag pënd wi léegi mu wuri ci ana kan mooy wutu ki nga xam ne rek moom moo di Mourchid Ahmed Iyane Thiam ci bopp commission nationale bu concertation croissant lunaire nag xam ngeen ne boobaak léegi jur na coow lu rëy ci ana kan moo ko war a mën a wutu ni ki tey ji jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu biir réew moom Antoine Félix Diome dalaloon na leen ngir amal ab waxtaan jàpp leen ne cadre unitaire bu l'islam nag jamono yi fas yéene ñoo joxoon tey yoxo ñett ci ñoo xamante ni war nañ mën a di dogal ci bopp wu ni mel bokk na ci rek ki nga xam ne moom moo di Ahmadou Cissé Ndiéguène docteur Mouhamed Bouchra Dieye ak itam imam Omar Diène mu doon nag ab comité woo xamante ni comité provisoire la maanaam dafa am ak ndéggandiku seen tuk weer wi lu jaadu la ci la jamono nga xam ne ñu ngi waaj weeru koor gi Abi Faye ak Youssou Baro ci reportage. Mbilcoog mbaloo gi amoon ci kay wuutu Iyane Thiam dakk na samp nañ collège goo xam ne ñett ci ay doomi aadama ñoom ñoo koy jiite loolee gannaaw ba ñu amee ndaje ca talaata ji ak jëwrin gi ñu dénk kaaraangeeg biir réew mi loolee waral na ñu nemmeeku ci ab dal ci ñett ña nga xam ne ñoo ko doon yóotu ku ci nekk ne mooma. xëy na am na réew yu sew yu ci amoon rek war na yàlla dimbali nañu ba gindeeku nañu d'accord nañu pour def benn collège boo xam ne moo koy diriger bu ñetti nit. ñu ànd di saytu weer bi comme ni ko Serigne Cheikh waxee ak ministre bi ba fii ba ñuy tam xarit ànd nañu ci it di ko yëgal Sénégal yëpp ni jubbu nañu ci loolu kenn jiituwu ci kenn ñun ñett ñëpp ñoo ànd di ko doxal ak ñetti nit yi ñu tofloon ci ñun it di ñu ci jàppale. dajewaat waxtaan joxante loxo ndax tool bi ñoo ko bokk toolu daawa ilal islam bu wootee jëm ci lu baax ñu joxante loxo ñoom ñëpp. muy al imam Omar Ngale Diène di docteur Habib Bouchra Dieye ñuy nit ñu baax ñoo xam ne ñoom it seen intention yëpp moo doon rek Sénégal juboo nekk benn. cadre unitaire initié ko wax dëgg fa yàlla ñun yàgg naa tàllal sama loxo man juboo laa bëgg ndax man benn rek moo ma tax a jóg moo ñu tax a jóg ñun ñëpp ñaari feet yi jóge fi ñetti feet yi jóge fi te loolu pour mu mën a deñ il faut ñu àndandoo. seet ñoo xam ne bu ñu nee weer yu feeñ ñëpp ne macha allah. di xaarandi anakan rek la ñuy tabb ngir mu wuutu ndem si yàlla Mourchid Iyane Thiam jamono ji ñoom teg nañ ngànnaay yi ci suuf. buñ ko jàllee tamit am na ay xalaat yu ci juddoo yoo xamante ni lii nga xamante ni moom lañ ci jublu du lenn lu dul teg loo xam ni dina wëy te dina sax jël jéggi. kori gi tabaski gi ak tamxarit bi. séentug weer bi
léegi comité de pilotage transitoire bi mooy ka koy def lii fii ak Tamxarit di dikk. Habib Faye Imam Kanté nag di sàkku ñoom ñooñee rëqwaay ñu daal di joxante loxo doon benn ndax itam lu mu ci mënti doon wàllu diine la te xiiroog ngaayoo doonul loo xamante ni bëgg nañ ko di ko ci nemmeeku ba tax itam sekkoon na ab waxtaan ak suñu ay ndaw Aminata Mbaxe Sow Modou Diop. ab comité provisoire la ñu taxawal war a jiite lii di commission nationale de concertation croissant lunaire Imam Kanté jàpp ne lu ñu waroon a def la bu yàgg. kon nag comité provisoire baax na lu tax parce que day permettre au moins koor gi di ñëw jullit Sénégal yi mën a xam kilifa ban moo leen wax ni mën nañ tàmbali woor ak mën nañ korité suñu jàllee korité ak jàmm ñu dellu si nag waxtaanee dëgg nag konakok nuñ ko war a tegee ci yoon defar ko ñi ci bëgg a bokk ñëpp bokk ci ñu doxal ko ci yoon. leneen ñu war a lijjante ci gis-gisu imam mooy comité provisoire boobule dañu war a jox kàddu kenn ci ñoom ñeneen ñi doon ay adjoint. ku nekk ne maay kilifa bi bu ku nekk génnee wax li mu xalaat loolu du sotti kon il faut mu am kenn koo xam ni mooy kilifa bu jiitu ñeneen ñëpp nekk ay jawrinam nekk ay adjoint donc il faut forcément loolu te islam moom la wax amir waaw islam moom la wax xoola jàkka ni bu ñëpp ne bu ñu ne nañ julli takusaan ku nekk maay imam du sotti même bu doon ay milliards yi itam kenn mooy jiite kon nag léegi il faut mu am kenn ku jiite ñeneen ñi nekk ay adjoint bu ko defee kooku nag moom la Sénégalais yi di xam mooy doon xarkanamu comité provisoire bi bu ñu waree wax dara moom mooy wax wala mu wax loo kiy wax. lu mu ci mën a doon yenn ci ay sénégalais di ñaawlu xëccoo bi nga xam ni jot na am ci commission boobule ñi ci bëre jàpp ni li ñu war a liggéey mooy ñu déggoo su ko defee islam jëlee ci ndam. sama gis-gis xëccoo waru ci am quoi parce que ñoom ñi fa ka fay jiite même koo xam ne wut nga place pour jiite fa yéen ñëpp yéen a yem benn la ci yàlla ngeen di wax ak ci alxuraan sa ki fi wuute muy iyaan loolu la doon wax ñu rafetlu liggéeyam jàmmoo nekkoo benn kilifa yi diine yi nen ànd nekk benn man loolu rafetlu naa koon quoi. te islam ngay liggéeyal moom franchement pour man loolu ñoom war nañ mën a trouver benn point d'entente quoi waruñu mën a war dafa ñaaw sax ñu si am ay problème seen biir ba ñëpp di ci dégg quoi xam nga dëkk bu doy nii loolu pour man mën na ñàkk quoi oui bu ñu waxtaanee rek war nañ déggoo. lépp lu ñeel wàllu diine fii ci réew bu Sénégal askan wi anam ni nga xam ne moom la ñuy dundee ba ci lépp lu jëm ci seen àq ak seen yelleef doon na loo xamante ni ñu ngi ko doon waxtaanee ci aw collègue woo xamante ni ñu ngi ko àpp ci ñaari fan li ñu bëgg moom moo di lépp lu ñeel wàllu yooyee nga xam ne lim naa ko léegi ñu gën koo ñoŋal fii ci réew bu Sénégal Ibou Diouf ak Amadou Ba ñu nga woon ca wow leen ndaje ñu seetaan reportage. toog waxtaan ci lépp lu aju ci àq ak yelleef doomu aadama. wàllu diine ak itam nekk ci nu askan wi loole nag muy waxtaan bu am solo ci jamono joo xamante ne yenn saa yi dañ ci am loo xam ne faw ñu gàgganti ko loolee sabab bi le colloque. que droit de l'homme bu ñuy appliquer Sénégal danoo war a tamit jël en considération ñun loo xam ne suñu religion moo na ko may loo xam ne suñu société noonu lañ ko mooñee loo xam ne suñuy valeur noonu la tëddee donc colloque bi mooy norme yu ñuy appliquer loi yu ñuy appliquer yu ñu tënk. dañ si war a jëlaale tamit en considération mooy les normes sociales normes religieuses yi. ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu yoon toog waxtaan ci li nga xamante ne moom la wundu ak njëriñ bi mu mën a amal askan bi. mais ñun lu ñu wax mooy droit bu tubaab yi di appliquer droit de l'homme bu tubaab di appliquer ñun waruñu appliquer noonu droit de l'homme dañ ko war a adapter ñun sunu religion ak sunu culture. yu bëri ci Afrique dañuy renier droit de l'homme te xamuñu contenu bi buñ ko xamoon dinañ xam ne mën na ànd mën na dëppoo ak suñuy pratique religieuse li ñuy dundee suñu diine ndax islam moo njëkk a jox gëdd droit de l'homme ci boobu donc mënuñoo dem séparément. gannaaw loole nag tolluwaayu yoon fii ci réew mi foog ñu waxtaan ci leneen liñ ci sukkandiku mooy fexe ba lépp jaar yoon. sooy xool lu xew ci prison yi surpopulation carcérale tax na ñu war ko xoolaat sooy xool les délais longs de jugement les délais déraisonnables de jugement war nañ ko xoolaat liberté d'expression dafa am solo des na et war nañ gën a xoolaat ñu ngi koy gérer. colloque bi ñuy waxtaane ci lépp lu aju ci wàllu diine wàllu àq ak yelleefu doomu aadama moo di lu mën a amal njëriñ askan wi ci seen nekkin.
askan wi ci seen ak nekkin bëri na ci ñoom ci ñoo xamante ni nag amuñu xëy jàpp leen ne du yàgg dara daañu am foo xamante ni daañu fa mën a daan seen ak doole du samay kàddu ki ko yëkkati di jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu emploi moom moomee itam mi ngi yëkkati yooyu lee kàddu ci aw ndaje wala boog forum woo xamante ni MEDES mi ngi ko doon amal ñu teewlu reportage bu Modou Fall ak Amadou Ba. naka la ñuy joxe ndaw ñi xëy naka lañ leen di orienté wan leen yoon ba ñu am seen liggéey bu njëkk lii di ay laaj yu bari yoo xamante ni état bu Sénégal moom lay jéem a tontu jëwriñ ji di Dame Diop mu ngi dalal xel yi wane ni ay piste nag dañu ko dégager te chef de l'état sax def na ko ba noppi. président de la République wax pour ñoom la léegi nag ñoom nañu nangu dem jëli yooyu jël dispositif yooyu pour mën a dugg sur mën a am seen premier liggéey c'est important que ndaw ñi approprié wu dispositif yooyu te atelier yu mel nii loolu lay jëriñ. waaye ñoom ñëpp gëm nañ ñi wàllu wutal xëy sa bopp wala liggéeyal sa bopp doon na xëy na lu war a doon solution définitive bi. Sénégal def na lu bëri ci liggéey ci fonction publique secteur privé aussi góorgóor la waaye jàpp nañ ne tey li nga xam ni moo mën a régler liggéey de manière générale c'est d'abord ñu am secteur privé fort mais en plus il faut que ndaw ñuy dem def seen yëfi bopp te am na ay kuréel yoo xam ni état taxawal nañ ko pour mën a permettre xale yi ñu dem ci li ñu tuddee auto-emploi maanaam am seen yëfi bopp. mais du xëy rek mooy tax nga am liggéey mën nga créer sa entreprise tey lu ministre Dame Diop wax lu Cheikh Omar Anne wax le ministre man mi ak ñeneen mooy que da leen di tàngat ba nga xam ne ñoom seen bopp mooy mën nañu créer seen entreprise nekk seen patron bopp dem sa bay embaucher ñeneen loolu dafa am solo. 65 000 emplois njiiti réew mi annoncé ko gannaaw ba muy jàkkaarloog askan wi tax na acteurs yi yëngu public privé ak indépendant ñoom ñëpp ñu ngay sëgg di xool yan yoon lañuy tëral ngir loolu mën a antu ci nu mu gën a gaaw. Modou Fall kuréel wi nga xam ne moom moo ëmb waylaago yi nga xam ne am nañ seen ay lijaasa xam ngeen ne naaloon nañ amal ab doxu ñaxtu lu ni mel daal nañ koy teg ci suuf ngir rek doxu jàmm wi nga xam ne ñu ngi ko ci dox naka noonu itam ñu ngi xaar rek ana daan dogal la nguur bi du Sénégal di jël ci li nga xam ne rek moom moo di seen i ay bëgg-bëgg Joseph Demba Senghor moom moo yor kàddu ko wow li kuréel ñu teewlu ko ci micro Pape Fara Ñing ak Thierno Laurent Mendy. li ñuy ñaxtu mooy li ñuy ñaxtu depuis le début ñu recruter ñi nga xam ne ñoom ñooy waylaago yi am ay lijaasa ci li nga xam ne moom mooy fonction publique ak secteur public et parapublic mais dañu constater ne bi président joxe instruction ci weeru septembre ba tey ñi ñu recruter ñun suñuy membre amul kenn ku ci bokk. loolu loo xam ne la lu jaaduwul la te dañ ko war a corriger. waaw ndaje bi bon am nañ ci yaakaar parce que kilifa moo ñu woo te kilifa bu la woowee da ngay dem déglu ko. parce que ñun gëm nañ ne xëy na moom mi ñu woo am na sens des responsabilités te bu ñu woowee dina teg ci suñu loxo loo xam ne ñun dinañ ci mën a jàpp lu dëgër quoi. diwaanu Kaolack itam lu ni mel la ñu fa nemmeeku ay ndaw yoo xamante ni tiit nañ loola ci seen ak ëllëg ndax itam ñàkku xëy li ñu xamle moom moo di am na naam ci ay société yoo xamante ni nag ñu nga ca diwaan bu Kaolack waaye itam war nañ xoolaat bu baax a baax li nga xam ne moom moo di seen ak nekkin jëmale ca askan wa Samba Diallo moom moo yor kàdduk yooyu la ndaw ba mu ko yëgatee Ibrahima Diamé ak Fally Gueye la ko dénk. Au niveau Kaolack dañu gis ne suñ situation dafa sooxe jeunes yi gisuñu seen bopp ci liggéey jeunes yi dañu sonn jeunes yi dañu découragé grâce ak ñàkk emploi parce que loolu lu mën a ñàkk la parce que Kaolack dafa nekk benn carrefour boo xam ne jeune bu yeewoo Kaolack muy góor muy jigéen war nga si mën a gis sa bopp parce que mënuñ nangu lu toll ni Sonacos nekk fi jegeñ suñ paay doon fa liggéey benn parent ci biir kër da doon couvrir lu mot 10 enfants ci biir këram di si gis boobam du développé di jàppale lu mel ni Sibassor Lindiane Kabatoki fii da nga doon dox di gis sa bopp partout di dox di for ay porte-monnaie comme ni ñu koy waxee dox gerte partout mairie di dem ay tiriyaat di gis seen bopp muy góor ak jigéen dëkk bi di fonctionné location yi dox mais fu mu tañee dara amatu fi boo demee Sonacos bi tey jii ay mbaam ñooy dugg di ko génn alors que am na ay paa yoo xam tey ñu ngi fa toll nañ si retraite nañ leen bàyyi ñu dem retraite ay jeunes fi ñoo xam tey jii war nañu am embauché wuñ leen ñu ngi leen def ay contrat 6 mois di leen bàyyi te loolu day bokk na si luy suuxal dëkk lu si mel ni Copawel lu si mel ni port autonome de Kaolack loolu yëpp suñ si ay industrie yoo xam ne buñ si jàppalee jeunes yi dinañ si gis seen bopp.
ñeneen ñu yëglu bokk na ci njëngu ci wàllu njënd ak jaay ca marché bu Liberté 6 extension ñoom ñooñee nag li ñu xamle moom moo di d'accord ñu benn yoon ngir rek ñu toj barab boobee nga xam ne ñu ngi fa doon daan seen doole. xam ngeen ne fii ak fukki fan ak juróom ci weeru avril wi lee nga xam ne moom la ñu nekk mooy app wi nga xam ne jox nañ leen ko commerçant yooyu nag di sàkku ñu daal di leen jox foo xamante ni des ma fa mën a daan seen doole ak itam loo xamante ni dañ ko mën a dàmpoo. ñu teewlu Rose Jogoy ci micro mën a njaay ak Jaafara Ba. dañoo génn pour ñaxtu wax suñu naqar ak suñu mbetteel ci décision bi maire ak sous-préfet jël pour démolir marché Liberté centre commercial Liberté 6 extension. normalement bu fekkoon lu leer la si ay këyit lañ koy dox indil ñu ay plan marche li ñu bëgg a tabax wan ñu ñun lan mooy suñu wàll ci loolu te loolu yëpp gisuñu ko. sommation amagul verbalement la ñu am sommation mais gisaguñ ko si këyit te état la ñu nekkal mënuñu ne lu génn nit wax si gémmiñam loolu dafa am te amul précision traçabilité ñun lépp lu ñu bëgg na jaar si ay këyit parce que ñun ay sénégalais lañu comme ñoom dañoo dégg ne ñoom dinañ ñëw le 15 clôturer marché bi pour commencer seen chantier gisuñu ko nag si këyit waaye ñun nag du ñu toog di xoole ba ñu ñëw rajaxenuñ gisuñu këyit teguñu ko si yoon te ñu ngi dox di wax di jël ay xaalis di def si ay poste di ñëw di intimider nit ñi naan ko bëgg ma jox la 120 000 loolu nag lañ dul nangu ay sénégalais lambda lañu. Syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal maanaam ñi nga xam ne ñoom ñuy yëngu ci wàllu mbay mi ñoom itam di sàqu rek ñu daal di leen jox seen àq ak seen yelleef yeneen yoo xamante ni nguur gi diggante ko ak ñoom ba tax itam ñu nekkoon ca buntu ministère de l'agriculture ngir rek daal di yëglu bu baax a baax naka noonu itam ñuy xam ne rek ne daañu boycotté maanaam dëmmooyu campagne agricole wu atum 2021 jàpp atum 2022. ñu teewlu Samba Gaye. tey nag dañ fi daje fii ci ministère bi nga xam ne fii ci Diamniadio moom lañ tuddee sphère Ousmane Tanor Dieng pour def benn sitting boo xam ne bii nii préfet sax waxoon na ne du fi am waaye dañ ko yëgal na ko sitting constitution moo ko maye te danañ ko def par force te dootuñ nangooti nag benn préfet du ñu dicté lii la ñuy def wala laa la ñuy def ñu xamal ko na ko. lépp loo xam ne lii nii lu jublu ci jiwu la ndaw yi téye nañ ko kenn du fi mën a am jiwu boo xam ne jiwu bu certifié la bu baax bu ñuy séddale ci campagne yi waaw xam nga dañ ko tuddee ministère de l'agriculture et de l'équipement rural foo gisee fii tey ñi nga ko tudd ministère agent épuisé et révolté moo ñi nga xam ne sonn nañ te fippu nañ parce que liñ fiy doxal du dëgg du yoon ci programme lañ nekk boo xam ne bi plan d'action boo xam ne bi duñ ko bàyyi tey duñ ko bàyyi ëllëg semaine bii tey buñ jógee ko ci lii ñetti fan yàlla lañ xàppati kon semaine boo jot juróom-ñaari fan yoo xam ne ministère agriculture kenn du fa liggéey loolu lu daaw yaram la loo xam ne li kenn xamul lu mën a jël ëllëg ci mbay mi. ànd gësam itam mu ngi ci wàll wi li muy sàkko moom moo di wàllu reclassement ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di technicien supérieur wu santé naka noonu itam ñuy sàkku rek ñu daal di xaatim décret wi nga xam ne bokkoon nañu ko juboo ak gouvernement bu Sénégal ci atum 2018 ñu teewlu Sidiya Ndiaye moom mooy coordonnateur bi ci micro Habib Faye ak Modou. mais xam ngeen ne ànd gësam xeex na fi 17 plans benn secteur jàppale ko ñun ñoo taxaw xeex. 17 plans d'action ba président de la République moo ñu mujjee recevoir mu jël engagement ñu daal di werganaay ñu daal di signé ay accords yoo xamante ne ñun respecté nañ suñu accord mais dafa am loo xam ne ba léegi des na loolu bokk na ci li nga xamante ne tey ci lañ ko def accent mooy décret bi nga xam ne mooy décret situation technicien supérieur yi dama ne décret bi nag génn bu génnulee nag caw dina am dañuy gësam mu leer amul Covid amul leneen décret bi nag génn dañuy laaj gouvernement moom lan mooy liggéeyam ak jumtukaay yu ñu ko jox yëpp ay décret donc depuis 2018 mënoo fexe ba signé décret waaye lii mooy lan ñoom décret bu ñu bëgg wala loi sax loi nga xam ne moo gën a compliqué assemblée nationale mais bu ñu ko bëggee signé fan yii rek ñu ngi wax affaire report élection locale yi ñu yóbbu loi bi. waaye suñu décret bi waay nañ ko génnee président Macky Sall suñu décret bi la ñuy laaj nañ ko signé technicien supérieur na nekk si jàmm parce que nag sinon ci situation bi nga xamante ne campagne vaccination bi démarré nañ ànd gësam nag pare na xeex pour ñu respecter ay droits am
ñeneen ñuy laaj ginnaaw Sidiya Ndiaye bokk na ci mouvement Rosso la dëkk ñoom ñooñu nag la ñu sàkku ñu daal di ubbi frontière wi ginnaaw bi ñu ko tëjee ndax jàngoroy Covid 19 li ñu xamle moom moo di ñu daan yëngu ci waax yi maanaam ñu yoroon gaal yi nag ñu ngi ci doon feesal bu baax a baax seen ak gafaga ci diggante dem ak dikk wi ñu doon def diggante réew bu Sénégal ak itam Mauritanie ñu teewlu Moustapha Djigo moom moo yoroon kaddu ko woowule mouvement ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. Rosso dafa nekk ville boo xamante ni activité économique am yëpp dafa wéeru ci frontière bi ni muy demeek ni demleeg beeg dikkalante bi amee tey frontière bi dañ ko tëj def na at bañ ko tëjee ba léegi waa Rosso ngi muñ léegi nag muñ bi dafa mujj sës parce que dañoo lever état de catastrophe sanitaire bi te depuis le 19 te ba léegi waa Rosso kenn tijjilu leen seen frontière te tam ci diggante boobu yëpp kenn ñëwul gestu leen pour ñoom ñi di doon xëy jox leen ci lu ñu jàpp accompagner leen wala dàmp leen léegi nag ñun ñu jóg woote manifestation ne dañuy marche te marche bi liñ ci nar mooy tant que autorité yi nga xamante ni compétente nañ pour ñëw régler problème boobu ñëwuñu si ñun fii dañ fiy sanc wax ba pare gisuñu dara lu ko saafara te gannaaw loolu demoon nañ seeti maire gannaaw loolu demoon nañ seeti préfet léegi nag benn saafara ab tuut bi ñu gis mooy am na yenn gaal yu ñu wax léegi mën ngeen daw ñeenti gaal xaw ma ñetti gaal yaakaar naa nag ku am 300 et quelques gaal di ci xëy di employé plus de 500 personnes nga xëy ba mu ñëw di la jàmbat njaqarem nga ne ko ñett wala ñeenti gaal loolu fajul suñu mer moo tax ñu jóg ne tey nag dañuy manifester. mbokk yi bëri na ci ay village yoo xamante ni nag ñu nga nekk ca Mérina Dakhar xam ngeen ne ca département bu Tivaouane la nekk foofee nag askan waa ñoom ñoo génn ndax itam lot nañ di dund ak jafe-jafe yi nga xam ne nag ñu ngi koy wéyee jamono yi bokk na ci ñàkkum ndox ak itam courant la ñu sàkku leneen itam bokk na ci Aquatech daal di wiccax loxoom lépp lu ñeel yorunuk forage bi ginnaaw bu ñu génnee daje nañ ak suñu ndaw Cheikh Anta Diop ak Seylatir ñàkkam ndox mu tar forage buy coupé suba ngoon ay facture ndox bu ñu ñëwee nag cher lool loolee tax askan wi nekk fii ci Mérina Dakhar ci dëkk yi di da wax ba Ngajaga jàpp ndëkku ba tëgg cam urus boole seen doole nekk ci ak kuréel ñoom nee nañ lii de moo leen metti ba tey ñu doon génn doon dox doxam ñaxtu. am jafe-jafe ndox rek danay mara naan du naan bëgg a fóot mënuñoo fóot gis nga bayaal bi yaatu bi yëpp jigéen ñi ñëpp ñu ngi nii dañu daan bay. depuis ba mu tegewoo ci loxoy waa Aquatech ba léegi mënatunoo bay xale yu góor yaa ngi ci dëkk bi amuñu liggéey may wax ci kàddu jigéen ñi yëpp muy tëggu njas dawax ba Ngajaga ak gangu jigéen ñi ñëpp ñu ngi jooytu amatuñu ndox mënatunoo liggéey te ñun ay kaw lan bay lan am togg fóor suñuy xale di naan di sangu suñ ko amatuñu lu neex facture yi seer na torop. ñoom sax ñu ngi sàkku nag ci kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu forage yi nekk ci kaw gi ñu taxawu leen ndaxte nee nañ jamono yi kii nga xamante ne moom moo yor seen forage bii di Aquatech mënatu koo yor. bi ci gën a naqari nag tegatuñu tuyau bi day jaar sa buntu kër même pas 2 mètres ñu ne la pour nga xëcc robinet mu dugg sa kër da ngay fay 110 000 francs nga bëgg koo fayloo ci koo xamante ni yaakaaru lu dul bay day nekk loo xam ne lu metti la. Aquatech nañu delloowaat suñu yëf ñoo ko moom parce que forage bi état joxuñu ko. paa yi ñoo doon cotiser seen xaalis di ko ci def jaay seen gerte ba forage bi agsi fii. dëkk yi nga xamante ne ñoom ñoo bokk forage bi nekk fii ci Mérina Dakhar nee nañ duñu dellu ginnaaw ci xeex bi ndéem nag kilifa yi àddu wuñ ci. Cheikh Anta bokk na ci bés wi nga xam ne moom lañ jagleel wàllu tàggat yaram ci àdduna wërngal këpp mu mel ne nag comité national olympique nag fii ci réew mi daal dinay amal ab doxu nemmeeku ci yenn ci ay école ngir rek ñaax ndongo ya nga xam ne ñoom ñoo fa nekk daal di leen wax njëriñ li nga xam ne tàggat yaram am na ko ci yaramuk doomu aadama reportage Pafara Ñing ak Thierno Laurent Mendy. ñu dem ci bërëb yi nga xam ne dañ fay sàkku xam-xam ngir nag fexe ba màggal fa bëccëg bi ñu jagle ci àdduna wërngal këpp lu jëm ci wàllu tàggat yaram li ñu bëgg moo nekk ñii di élèves yi ak ndongo yi daal di am lépp loo xam ne moo jóge ci wàllu tàggat yaram bu ko defee ñu mën a saxal jàmm. xale yi dañu leen bëgg a jàngal lan mooy valeur olympique yi valeur excellence da ngaa war a fexe ba foo nekk rek nga gën faa baax. foo nekk rek que ce soit à l'école et dans la vie il faut rechercher l'excellence. Ensuite amitié di xaritoo am nga xaritoo fu mu am histoire du fa am. Ensuite respect ngay respecter sa bopp di respecter nit ki valeurs yooyu suñ ko vivre suñu société gëm naa ne benn problème du fi am. wàllu tàggat yaram ñu mun koo fexe ba mu suqali ab réew naka noonu tamit amal jàmm
jàpp nañ ne Jeux olympiques de la jeunesse yi nga xam ne moo fi mën a am loolu rek ab firnde la. gis nañu yii yëpp nga xam ne moo xew ci àddina bi ci wàllu turbulence maanaam jafe-jafe li nga xam ne moo xew ci réew bi Afrique yi li nga xam ne moo xew suñu réew loolu lépp tax nañu ni ku nekk yaa ngi ciy bay sa waar waaye sport tam am na loo xam ne war na ko ci mën a jouer. firnde bi ma ci mën a joxe rek mooy Jeux olympiques de la jeunesse yi nga xam ne suñu réew moo koy dalal ci 2026 waaye tam ci biir dana am solo trop parce que bu ñuy organiser ci gis nga stade yi nga xam ni ak infrastructure yi nga xam ne ñu ngi koy réhabilité gis na hôtel yi nga xam ne ñu ngi koy tabax gis nga wàllu yoon yi nga xam ne ñu ngi ko ci def loolu lépp day tax réew mi am defar xar kanam. ñi nga xam ne ñooy organisateurs yi insisté nañ bu baax a baax ci mesure barrières yi ndax jàpp nañ ne li di tàggat yaram dafa ànd ak wér-gu-yaram. jamono ji metti na ak mbas mi xew ñu xalaat ni bu ñu ñëwee war nañu naam seen ñi leen di jàngal ñu ngi leen di fàttali geste barrière yi di leen wax mesures yi ñu war a jël waaye ñun tam bu ñu ñëwee ñu indi ci suñu contribution maanaam jox leen ay gel jox leen ay masque jox leen ay cahier yu am ay messages dana tax ñoom fu ñu toll ñu gën ko fàttaliku. waa CONOS ak ñi nga xam ne moom mooy beneen mbootaay bi di ANOS ñoom nag visité nañu école bi di INSEPS école élémentaire El Hadji Mour Diop lycée John Fitzgerald Kennedy ngir nag màggal bés bi nga xam ne ci àdduna wërngal këpp moom lañ jagal lii di wàllu tàggat yaram ñu méngale ko nag wàllu koom-koom ak lii di jàmm fépp ci àdduna bi. Pape Fara ñu ngi ñu yëkkati jotaay wi dig daje léegi-léegi ak rédaction bu télévision Futur Média Chérif Diop ngeen di àndal lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen